jërëgeen jëf mbokk yi bàyyi xel Gindiku FM 105.0 kaddu gi bàyyeekoo fii si Thiénaba ñu sant leen bu baax a baax ci taamu gi ak kóolute gi sant suñu borom bu wér nag moom bi nga xamante ne mooy may ak jàmm ba mën a mbébét waaye bu àndoo suñu borom la soob ñu ngi koy sant kon bu baax. xam ngeen ni waxoon nañu leen ni incha allah fas yéene nañu ko dalal moom borom jàmmi gox bi di woowee rek ci turu sëñ Khadim Gueye moom lañu jàkkaar loolu tey xam ngeen ni moom tamit bokk na rek ci ñi nga xamante ne ni dañoo samp seen ndënd ci langue gi ngir rek laaj baatu askan wi ngir rek nee nañu li leen yitteel soxal leen daal moom moo di développement Thiénaba te nee nañu wóoluwuñ ci kenn ku dul ñoom seen jëmm yi loolu moo waral mu daal di samp nag dëndam xam ngeen ni seen rajo Gindiku FM 105.0 ñu fàttali leen ni xam ngeen ni moom bu ko neexee mu ni man de laalewu ma dara politique waaye xam ngeen ni kon politicien moom moo tax ñuy wax ndax nag politique bu ñu ko waxee mooy fexe daal ba yëpp sa dëkk mën a suqaliku waaye mën a développé wu bu waxee nag laalewu la politique xëy na politicien mooy ñi nga xamante ne nii sama gars yi ci langue yi gën a miin muy sànnante xeer geeg xaxarante gi ak yu ni mel waaye Gindiku FM am na sañ-sañu nee naa leen jamono ju ne moo xam la nga xam ne moo ko ca waral ji jamono nag ñu toll ci jamono campagne électorale bu ñu waxee campagne nag faaw ñu tudd li nga xam ne rek moom moo di présenté mbër yi ñoom nag boobu ba léegi xam ngeen ni gàddu nañu seen tànk di def dëkk ak dëkk di fësal li nga xam ne moom moo di seen programme waaye xam ngeen ni Gindiku FM 105.0 nee naa leen kenn du moom ndax fépp foo xamante ni candidat jotiwu fa moom saa waa ji incha allah dafay rek daal di joti rawatina kon ñi nga xamante ni ñoom la ñu bëgg a waxal mu soxal nag askanu commune bu Thiénaba loolu moo waral nag Gindiku FM ni comme man ci askan wi laa bokk waaye danaa gunge sama askan ci li nga xam ne moom moo di tànneef gi ñu ne ko noo koy defee mu ne danaa fexe ba képp koo xamante ni maire nga man danaa la dalal xamale la ak askan wi nga xam ne ñoo lay déglu waaye nag li nga xam ne moom nga nësër mu di sa programme ma ànd ak yow wan ko ñi nga xam ne ñoo di askan bi bu le 23 janvier jotee nag loolu xale yi di wax ni ñooy seet kenn ku ci ne yaay xool ka nga xam ne la mu la wan méngoo na ak na nga bëgg nga def sa tànneef loolu mooy kon wàllu Gindiku FM ci jamono yi nga xam ne ci la ñu toll mu di jamonoy campagne électorale su ko defee nag maa ngi ni jàkkaarloo ak ki nga xam ne rek moom moo di Serigne Khadim Gueye borom jàmmi gox bi dañu koy delloo kàddu gi mu nuyoo ak ñiy bàyyi xel Gindiku FM 105.0 sëñ bi Gueye ñu ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyoo. maa ngi lay fay asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waa rajo Gindiku FM maa ngi leen di gërëm bu baax a baax ci occasion bii ngeen ma permettre pour ma mën a gën a leeral gën a expliquer sama programme bi nga xam ne moom lay proposer commune Thiénaba yépp waaye dama bëggoon ngeen permettre ma rek ma nuyu sunu kilifa gu mag gi gu tedd gi nga xam ne képp ku dëkk ci commune bi lépp looy tàmbali wala lépp looy defit ci ndigalam ak waawam rek nga koy def ndax nag ñëpp lu ñu war a reconnaître te nungu ko ah fii kat benn kilifa rek la ñoom muy baatu Omar Ngoné Ndak Seck bi kon Baye Assane mi sëñ Thiénaba ñu ngi koy nuyu di ko gërëm di ko sant
ku ne gis na ni mu taxawee njaaxaanaay Baye Assane recevoir na ñëpp Baye Assane ñaanal na ñëpp te ko àgg ci moom defe ne yow dong la bëgg nga nekk maire loolu nag taxawaayu kilifa la taxawaayu nit ku baax la taxawaayu ku bëgg jàmm la ci sa njaboot kon def na yëfi kilifa yëfi sëriñ yëfi borom njaboot ñu ngi ñaanal yàlla na yàlla fekk aw fanam may ko kàttan ba lépp li mu bëgg ci lii yàlla teg ci kawam mu sotti ndax sottee mooy suñu njariñ kon yàlla na ko yàlla kàttanal ba mu man ko mais aussi ngeen may ma spécialement ma gërëm leen yéen Gindiku FM parce que rajo bi ñëpp la kon population bi yëpp ñoo ko war a approprier wu waxuma rek way politique yi mais opérateur économique chef religieux homme d'affaires képp ku nekk ci gox bi sa loxo war naa dugg ci rajo bi waaye ñi ci war a gën a dugal mooy la commune parce que rajo bi mooy cordon ombilical mooy relais communautaire bi nga xam ne waroon nañ ko gën a dooleel fii mu toll nii waroon na gën a am doole di nekk fu ne quand man je vois les femmes reporters ay jigéen yu takku nekk ay jàmbaar lu xew ñu dugg pour bañ nit ñi nelaw di leen yee ngeen di organiser ay séminaire di organiser ay réunion di yee nit ci seen nekkin sur le plan de la santé sur le plan de l'émancipation des femmes et sur le plan du développement donc rajo la boo xam ne nii ñëpp ci war a jàpp te man day su yàlla tegee ba ma ñëw fii ci commune bi incha allah di ngeen xam ne ku leen di jàppale lay doon kuy def lu weesu fii la parce que man sama spécialité communication la kon xam naa lan mooy njariñu communication mais maa ngi leen di gërëm te ngërëm loolu ma teg ko ci loxo soxna Marème Kairé di jàmbaar une lionne de la commune yàlla na yàlla guddal aw fanam may ko kàttan ndax initiative ak développement yi muy def ku ne ràññee ko c'est une référence kon ne ñëpp roy ci moom ndax lii mu def te jàppale ko ngir mu gën a jëm kanam loolu daal laa doon nuyoo. macha allah nuyoo yi matale na ñu fàttali leen ni tey ñu ngi dalal rek moom Khadim Gueye bu jàmmi gox bi mu bokk ci candidat yi nga xamante ne nii dafa rek bokk ci langue politique gi di laaj rek li nga xam ne moom moo di baatu askan wi laaj bu njëkk bi dafay jëm ci tey boo ñu doon defal ab nataal ci sa jëmm ji toog lan lañ ci mën a xamee. ah man day defe naa ni réeruma damay profité ci loolu sax bi may ñëw ñu naan Khadim ku ko xam kenn xam ko Khadim fu mu jógee loolu xëy na gone yi la waaye ku juddoo fii di cosaanu Thiénaba yaroo fi xam nga kuy Khadim mu dëkk Touba Gueye di doomu Bunaama Gueye defe naa ni su ma yemoon foofu rek ñu xam man maay kan ci tund wi ak lu weesu tund wi ci Sénégal gépp sama yaay tudd Adja Soxna Samb defe naa moom it femme de développement la musa doon ba mu ca tolloo ak i moroom moom lu ne def na ko ñu nekk aussi xam nañ ko ci développement moom it mu jóge Bangaaj donc ma jógee diggante Kër Maysa Njaake ak Bangaaj di doomu gox bi ma jànge fii daara laa jëkk a jànge Kër Abdou Dieye Ndieye laa demoon jàngi daara moo tax Kër Abdou Dieye muy dëkk bu ma fonk ndax àdduna ku la dalal baare mooy sëb sëriñ ku ñëw doo ko caa fekk ay ki la xamal yàlla kooku mooy sëb sëriñ donc maa ngi profité aussi di leen nuyoo mu jóge fa jànge fii Thiénaba mu fi jógee Thiénaba ma dem Ndakaaru jàngi bi ma am diplôme en communication mais spécialité marketing et communication. Par la suite j'ai travaillé dans des agences à Dakar au Sénégal mais particulièrement sama liggéey mi ngi màccoon ci tourisme laa gën a liggéey tourisme ci laa liggéey ay at ba créé ci sama société ñu tuddee ko Prestige car j'avais commencé comme agent commercial ensuite may góorgóorlu parce que man dama fu ma toll rek dama daan viser damaa ñëw Dakar jóge fii
di doomi béykat ñëw ñu wàcce ma lycée Van Vollenhoven mooy lycée Lamine Gueye su may xëy di jàng si ay doomi ministre ay doomi kilifa seeni oto leen di wàcce man léeg-léeg may dox wala may dugg kaar di jàng si su ma ñëwee ci école bi Dakar lycée Van boobu ay professeur tubaab lañ daan am mais sama papa bëgg gum bëgg ma enraciné wu ci Thiénaba xam ne Ndakaaru njàng rek moo fa yóbbu moo tax ba école ubbee sama première valise bi mu ko indilee lépp ay caaya la ko ñor vous imaginez mooy ma bañ ma réer bëgg googu nag moo ma poussé ba engagement politique bi ma am ko mais awma complexe mooy dugg ci ñoom su ma xëyee ñu sol seeni jean sol seeni costume man ma sol caaya mais maa nga visé rek ci kanam donc loolu moo ma poussé bi ma demee di liggéey muy visé ba yeneen société jël ma dem ba nekk directeur commercial u Selov une grande société de tourisme de la place si laa jóge nag ak am ay associé ñu créé Prestige Car ma nekk si liggéey mais ma visé leneen loolu moo ma yóbbu ma dem Europe pour yokkaat sama xam-xam jàng dans le management ak yeneen la gestion des entreprises ba dugg foofu liggéey foofu aussi bëgg naa fa taxaw tuuti parce que Europe dafa metti nga dem fa am ambition du yomb mais ma ñëw rek gëm sama bopp gëm li ma nekke woon fii xam ne mën naa cee nekk ci loolu laa nekk di liggéey di ba may dem c'était pour développer ay projets ñëw bi ma jàngee ba jot sama diplôme management ak gestion yenn entreprise yi ak yooyu dans les infrastructures finalement projet bi nañ ko yaakaare woon ñëwul ñu orienté ma loolu moo ma yóbbu Espagne société boobu orienté ma dem foofu yor le département Afrique de la société donc ça m'a permis nag ma jaxasoo ak organisation yi jaxasoo ak banques yi jaxasoo ak système yi ba continuer demaat ci yeneen sociétés yi ñu jël ma dans l'agro-business loolu aussi permettre ma à travers le monde franchement ma liggéey ak entreprise yoo xam ne nii dañoo am ay entrées dans le système financier dans des projets structurants ñu leen di dénk ay marchés en Afrique en Amérique latine et même quelque part en Europe loolu aussi nekk expérience riche ci man mu neexoon ma parce que ma jóge ci dëkk bu nekk sous-développement ñu ñëw Europe ñu lay jàngal nu ñuy développer ay gox loolu dama ci dem may liggéey du ma tayal fenn fu nu wax projet wala fu nu war a dem ma ànd dem ça m'a permis vraiment de sillonner le monde d'avoir des relations mais aussi ça m'a permis d'apprendre comment développer un pays. loolu sax moo la dugal tey ci grade bi ci langue bi am na solo ci li nga xam ne kon moom mooy portrait wala nataal bu ñu ko mënee tudde noonu jëmale ko rek ci yow da nga ñibbisi wala. ah oui man musuma bon pendant peut-être les premières années. bi may jàngat bi may liggéey booba franchement daan naa toog un an et quelques mais du ma ñëw Sénégal mais musuma toog mukk lu weesu loolu ñëwuma Sénégal mais bi ma demee nag bay fay commencer nag nekk am ay responsabilités di voyager di ñëw alors là tous les 3 mois maa ngi Sénégal may dem nag ba gën a teg sama tànk Sénégal ba ñëw créer ay société benn ci construction benn sur le transport aujourd'hui fi ma nekk Sénégal je suis dans le transport routier je transporte le ciment dans la sous-région ak yeneen donc je suis aussi dans la construction dans le bâtiment et permettre moi aussi parce que dama am ay rakk am ay mbokk ma confier leen loolu di chapeauter loolu daal lu may def Sénégal la donc j'ai un pied là-bas 30% daal laa fa am 45 60. waaw xam nga gars yi dañ naan dañu bëgg maire boo xam ne day yeewoo doo ak ñoom. loolu la ñuy wax ne dañu bëgg maire. waaw mais xam nga waaw loolu bari na Sénégal ñu fol la maire rek nga dem dëkki Ndakaaru délégué say pouvoir man nekkuma ci loolu
parce que li may def nii lenn obligé wu ma ci engagement patriotique la je le mesure à sa juste valeur donc mënoo développer ab gox te nekkuloo fa ndax loo xamul fu muy sooxee doo ko mën a fekk donc man duma maire bu dëkk Europe man maire bu dëkk Toub sax fi laa dëkk samay soxna fi lañ dëkk samay doom fi lañ dëkk donc man fii laa dëkk. Touba Gueye wala Dakar. non Touba Gueye. Touba Gueye ma nettali anecdote xam nga soo nekkee jeune comme tout jeune tu rêves de habiter Dakar mais man même bi nga xam ne dama daan loué fu ma dëkk sama papa ñëw li may jëkk def mooy laaj ma caabi bi pour xool ci lu ma ne ma doo dëkki fenn fu dul Touba Gueye man Touba Gueye rek laa am Touba Gueye ma jokk sax aw ma fa kër pour wax la bëgg gi ma bëgg sama gox bi donc man fii laa dëkk fii laa yeewoo fii laa dëkk sama lépp fi la ne mais nag am na amalgame ci dañoo bëgg di yeewoo ku maire maanaam maire buy xëy di toog fii 8h ba midi 3h ba 19h it ndax dina baax ci gars yi am maire faaw muy dem di jëli indi de. waaw mais waaye tam koo xam ne bii ne anam ñu ne mu doon heure aussi tamit tam kooku tamit yàgg fa lool gars yi waxuñu lool. non dama bëgg a wax waaw loolu moom du maire la loolu moom boo ko naree def nga dem toogi Europe man li tax ma toog ba léegi ma engagé wu loolu laa doon bañ man ba ma waree jàng dama jàngi politique yi wu ma ba ma waree liggéey ma dem liggéey pour ñaar d'abord am sama indépendance parce que man dama soxla sama indépendance financière ci lépp am sama indépendance mais aussi mu permettre ma may mën a toog lii bu ma ci engagé woo la ma waroon a def Europe def naa ko man su ma fa soxla woon sax su ma toogee fii am naa mu réglé wu parce que xam nga ku bu naa ma di sa bàyyi même bu nekkul woon un acteur dans un parti politique sama yaay samay waajur vraiment c'était des vecteurs parce que rôle bi ñu doon joué ci communauté bi la loolu daf ma permettre et je suis toujours et j'ai été toujours intéressé par la chose politique tout le temps musuma décroché waxuma sax man ba may déglu RFI maa ngi CM2 RFI ba ma koy déglu maa ngi école primaire donc la chose politique m'a toujours intéressé je n'ai jamais été nag militant d'un parti politique mais intérêt boobu moo tax musuma sori politique yi. waaye li tax nga yéex ci dugg daal mooy li nga wax que ni da nga bëggoon autonome daal jàng ba. waaw et puis ñëpp it ab dëkk ñëpp mënuñoo nekk ci politique wala bis bu ne ñuy politique dafa am temps politique politicienne dafa am temps ndax politique moom la ñuy def tout le temps donc du ma woon politique politicienne mais j'ai été toujours un politique da ngay féete fii wala nga féete ça soxna Ndeye la xam nga de 2006 à bi may def sama engagement politique élection bu am dans la péninsule ibérique en Europe man maa ko organisé en tant que président de la délégation extérieure de la Sénat en Europe depuis 16 ans je suis dans le milieu politique mais dans le contrôle, l'organisation et la réglementation pas comme un acteur d'un parti politique ce qui fait que sama engagement bi aussi nekkuma dama koy wax tout le temps je ne suis membre d'aucun parti politique wala un groupe ñëw naa daal xam ne lii war naa ci dugg ma créer sama mouvement. mais lu la animé ba nga engagé gis nga war nga seen. li ma animé d'abord nit j'ai jamais pensé que dinaa def lii xalaatuma ko woon franchement mais musuma jóg di def social musuma jóg aussi am engagement communautaire lu ma gis luy indi njariñ ci sama dëkk ba ma dëkk ak feneen fu ma ko mën a def dama daan jóg Touba Gueye j'ai été toujours avec la jeunesse
ba ñu soxlaa fu nu footballé amuñu ko dañu ñëw ma dagg sama tool jox leen saa yu nawetaan ak leneen lu am maay jëndi maillot maa leen jox seen budget maay def lépp pour bëgg sama jeunesse am fu ñu toll. Touba Gueye su ma dikkee ñu ne ma ndox amul xam nga ñun lu mat fukki at a ngi nii wala lu ko jege naanuñu ci ndoxu Thiénaba amuñu ndox mais man maay jóg sol sama dàll dem wuti canalisation dem raccorder yi ca Tiwo Anen gas ko de Anen à Touba Gueye pour dëkk bi am ndox nit ñi naan ñu dem ba ñoom ñu commencé am problème ma jógaat sol sama dàll dem Kër Madaro gasati wuti ay tiwo ba dëkk bi defe naa ni Touba Gueye ndox moom c'est déjà réglé soulagé wu nañ ci vraiment doon ne sax réglé mais vraiment loo am nañ ko 24 heures sur 24. so way mais lii relation la boo xam ne am nga ko ak Touba Gueye ñu ne xëy jàppal sax ni c'est normal parce que nag foofu nag nga fekk baax mais bu ñu waxee commune Thiénaba yamul foofu rek ci Touba Gueye est-ce que am na beneen relation yoo xam ne xëy na amal nga ko en dehors de Touba Gueye si biir commune bi ma ne ay action yoo xam ne mën nañ cee teg loxo bëgg gi ma bëgg lu baax ak développement dama ñëw fii ñu ne ma parce que Bangadj fa laa dëkk zone nord mooy sama côté waajur ñu ñëw seet si ma ne ma ñun daal dañu am problème mu CM xam nga école Bangadj depuis 1957 la moo jiitu ci zone yu école mais boobu léegi ñu ngi wër ab CM mënuñu ko am lu ne def nañ ko fu ne ma jóg ñu ngi may déglu defe naa président CGE ba mi ngi may déglu ak ñeneen ma ne ko ah bon mu ne ma waaw ma ne ko ñëwal ñu ñëw ñu daje ma génne sama ordinateur ne ko wax ma tous les problèmes mu wax ma bind lettre bi ma bindee ma ne ko signature bi rek laa soxla mu signal ma jóg di dox di yéeg di wàcc di dem di dugg di génn di ci xar sama tànk tubéy ba yàlla dimbale ma tey jii du ma auto glorifié wu ne 100% man la waaye ñoom Bangadj xam nañ la ma daj ak la ma def ba keroog biñ leen woowee ne leen ñëw leen bii ñëwee ñu ngi ma fekk maa ngi toog ministre te keroog lañ leen accordeel CM bi CM Bangadj bee soo ci jógee waaw non mais dafay soxla rek buñ ma wax waa kër Abdou Dieye waa Mbayeen waa Daaru Samb waa feneen am nañ problème électricité kenn toppatoowu ko man maa jóg ba sori ci lool ba tey jii poto yi ma nga jógee kër Abdou Dieye ma nga jógee Daaru Mbooj jëm kër Abdou Dieye ñu ngi may dégg te ba ma koy toppatoo xalaatuma sax ay affaire maire te le même programme ma nekk maire ma bañ a nekk maire parce que ñi ma ko doon toppatool ma ànd ak ñoom ñu di ko def ña nga fa ñu nekk ba léegi noonu lay continuer man dama gëm sama gox maire MAIR mbubb la rek mu nit di sol mais njariñ ku ne mën na koo defal sa gox te doo nekk maire donc loolu mën naa ko def jeexaluma am na ay action sociale yoo xam ne dama koy def ñëw naa fii waa Thiénaba ñu ngi may dégg ma fekk présidentu di ko ziar bu baax soxna Nogay Saw mutuelle bi ma ñëw ñu ne ma mutuelle bi dafa am problème mënatunoo fay joxatuñ ñiy faju garab mais fiñ ma ko waxee instinctivement laa génne lu nekk sama poche jox leen contribuer pour ñu décanter loolu ne leen en attendant waaw en attendant te bu ma nekkee maire ñu xam ne très en attendant la ayca mu ngi noonu borom jàmmi gox bi moom la ñu dalal da doon dellu si waat rek ci li nga xam ni moom moo di ab nataalam waaye relation bi nga xam ne am na ko nag ak commune bi Thiénaba ngir ñu xam ni moom du ne rek dafay juddoo rek dëkk fii waaye dafay juddoo dëkk fii waaye tamit amal bu baax njëriñ li nga xam ne rek moom moo di ab goxam bu ñu jugee ci loolu dañu daal di ñëw nag ci li nga xamante ne nii moom la askan wi di xaar dëgg-dëgg ndax kenn ku ci ne bu ñu noppam di xaar bi man ana ban candidat moo yor programme bi nga xam ne moom moo dëppoo ak li nga xam ne man moom moo ma yitteel su ko defee dañuy daal di ñëw rek sëñ bi daal di sóobu ndànk ci li nga xam ne kon moom moo di programme bi bu ko defee rek ñu daal di njëkkee ci li nga xam ne moom moo di wàllum wala bu lañ ciy ñëw sax bàyyil ma bàyyi la nga dallu tuuti suba ca ngoon xakay wax na daal nanu ànd woteel sunu mel di xaadi ànd liggéey ngir jàmmi gox mi
ki Alaaji Baara defe naa noonu la ko Kiné Lam way ca way wax ca way sa way bi neex na de. ah waaw man daanaan la man boroomi mbokk la Kiné Lam du way ku ne Kiné ne chante que les grands hommes. macha allah ayca dañu daal di ñëw kon sóobu ci li nga xam ne moom moo di programme bi ñu ngi ko doon junju sànq sax ndax ñun dañu gëm ni développement ngir mu mën a am dëgg-dëgg nag faw nag santé bi daal di ñoom bu dëgër moo tax dañuy doore ñun seen programme li nga xam ne bi bëgg ngeen ko mu jëm ci wàllum santé. merci soxna Ndella santé dama siy wax toujours ci sama rencontre yi defe naa ne sans la santé avant tout wér-gi-yaram fu mu amul moom lépp sooxe donc santé dafa am place bu am importance ci sama programme soxna Ndella la commune de Thiénaba 35 000 habitants lañu mais amul lu dul 4 postes de santé case de santé yi foo ci itam daanaka tur la rek te santé di compétence transférée Thiénaba ne serait-ce que dayoo Thiénaba ci une cité religieuse mais di territoire bu vaste bu 160 kilomètres carrés su amul sa hôpital amul centre de santé principal waroon na am sax centre de santé secondaire maa ngi remercier bu baax ICP ay nit yu jàmbaar lañu ay nit yu bëgg liggéey parce que boo xësee ba dugg ci santé rek humanisme dafa dugg ci yow kon da ngay bëgg di def lu baax mais amuñu fenn moyen da ngay dugg ci biir poste de santé yi lépp a manqué même taxawaay bi ñu waroon di def pour la salubrité da ngay xool ne am na loo xam ne nii parce que nag il faut aussi bu ñu bëggee defar ñuy wax dëgg nag taxul xastaate mais constat la boo xam ne soo koy wax ñi lay déglu xam nañ dëgg la wala du dëgg mais lu bari sooxe na poste de santé yi lu ñu sori yu néew ñoo ci am ambulance c'est regrettable ci dëkk bu lay ne Thiénaba kon ñun dañu xalaat loolu wër loolu gis ko waxtaan ci ak les acteurs ba xam ne ku toog ci mairie bii war nga jël une part importante ci mbirum wér-gu-yaram soxna Ndella amuñu ay yoon tey jii xoolal jigéen bu dara daloon guddi nga dëkk xëy na ñun sax ci tali bi lañ dëkkee mais ku jógee Mbayeen maa nga jógee Kër Yoro Sadio dara dal la cib sareet lañ lay teg ngay dox jëmi tali ba soxna Ndella boo muytul bala ngaa agsi lu ne mën naa xew ci yoon bi te soo dikkee ba agsi Cees nga jëm mbaa Xombal suñ la defloo analyse di nga jaabante ñetti yoon wala ñeent di nga dem fay def analyse delluwaat jëli résultat delluwaat wuti spécialiste lépp nga nekk saw métit te loolu waroon a weesu fii donc xam nga ni loolu rek wane nañ santé sooxe na soxna Ndella buddi bëñ Thiénaba kenn bëñ sax kenn mënu ko buddi Thiénaba loolu doy na waar ci dëkk bu day nii mais liñ ci namm mooy suñu yàlla dimbulee ci kàttanam bañ toog ci mairie bi mais ñu évaluer lépp lu fi ne xeex wut ay pexe ba taxawal au moins un centre de santé secondaire lu mu ndaw ñu taxawal centre de santé secondaire boo xam ne dina am les équipements de base parce que il faut renforcer le matériel loolu rek lañ soxla ñu fi ne ay jàmbaar lañu xëy na centre de santé dina laaj médecin mais naturellement même tey jii su fekkoon ne état sax affecté wu fi médecin mais maire bi war na mën a lijjanti ba signer même su dee contrat privé parce que nag depuis ñu dugal acte 3 de la décentralisation les maires
quand même dañu am ay pouvoir yooyu nag ils sont dotés de moyens même si c'est suffisant am nañu pexe wala wuti ay moyens yu ñu satisfaire problème population bi à travers la coopération à travers l'intercommunalité et la solidarité pour fexe ba faj problème askan wi donc taxawal centre de santé digne de son nom bi Thiénaba mérité loolu ci suñu objectif la ak suñu ambition suñu yàlla joxe mairie te su boobaat dinañu mën a wuti fu mu mën di nekk relation parce que am nañ ko à travers la coopération décentralisée ba équipé parce que dañuy wuti nga njortaguñu ko. non bu ma nee dañuy wuti gis nga ma wax la rek am na ñu waxtaanal ba noppi taxaw nañu ñu jëm ci mairie bi rek incha allah dañuy xam nga boo toogee fii naa waxtaan naag ay nit yu ñëw ak ay nit yu jóge man damaa dem gis nga ndey la lii ma dugg nii je suis très sérieux dans ce que je fais wax naa la léegi ne maire pour être maire wax fa dëgg yàlla du loolu moo ma yitteel parce que dugguma ci mairie bi parce que dama bëgg a tukki 20 ans maa ngi dem à travers le monde dugguma ci mairie bi parce que dama ci jariñu ku liggéey pendant des années ba taxawal ay société ñuy fonctionner kon xam nga ni am na leneen loo bëgg a baaxe saw askan kon man dama dem wëri gis ba teg sama loxo ne naa wuti ba teg sama loxo ne naa wuti parce que xam nga lu tax le maire moom rek moo am délégataire de signature le maire c'est lui qui bénéficie de l'autorité de la puissance publique le maire mooy représenter la mairie mooy signer ay marché mooy passer ay contrat mooy préparer les budgets mooy préparer le patrimoine mooy gérer la police administrative et possède en général des pouvoirs de police en général loolu mooy tax nga dem wuti maire bi pour man na dem jëli indi joxe mooy taxit soo demee di wuti ñu fullaal la gëddaal la loolu rek moo ñu ci dugal. waaw boo gisee lu tax ñu ngi laaj boobu jafe-jafe yi nga xam ne wax nga ko yëpp mu jëm ci wàllu santé dafa nekk jafe-jafe yoo xamante ni mënu ci toog di xaar ñaari at di toog di xaar ñetti at ak yu ni mel loolu moo tax laaj bi ñëwaat nekkoon est-ce que kon tey jii maanaam ñu ngi jot soo xam ne tey bu ñu jotoon ci mairie bi le 23 rek incha allah ndax danañu am benn délai boo xam ne mën nañu am yaakaar ne buñ ci àgg moom ñu fi dina tàmbali di xëy neex. mais Ndella dafa am loo xam ne nii rek jaru ko mais man non man dama nekk ci démb at mu ne yéen man ngeen a nekk témoin màggal gi ñuy am Touba Gueye at mu ne maa ngi def consultation médicale loolu su ma amuloon ay relation ci médecin yu nekk Sénégal ak fii kon du ma mën la parce que santé daf ma ñor bërki démb dem naa dëkk gis leen ni ñu sonne dama dem jëli les médecins jëndi ay garab ñëw jox leen mais au-delà de ça mais man j'ai des relations à l'extérieur ñoo xam ne nii tey jii ndey la su ma jëloon mairie bi l'année qui suit ñëpp dinañ gis santé bi ni mu amélioré ni mu changé parce que am naa relation yi xam naa nit ñi teg naa ci sama loxo pour mën ko indi waxuma waxi politicienne mais lu ma mën a jëli la xam naa fa mu ne xam naa ña ko yor am naa relation yi te damay dem jëli ko indi ba ñu xam ne santé bi amélioré. dégg nañ la mu soxal kon centre de santé bi poste yi aussi tamit lu ngeen ci mbébét. mais poste yi parce que man sama chemin mooy créer Thiénaba centre de santé même bu dee secondaire principalement muy secondaire ma renforcer poste yi ba ñu am les équipements de base mais aussi renforcer case de santé yi parce que il faut mu nekk ay relais ki lenn lu ndaw di metti ci dëkk bi war na am case de santé bu am les médicaments yoo xam ne nii les premiers soins mën nañ ko fa def en attendant d'aller voir les postes et ultérieurement transférer su ko jaree vers le centre donc il faut créer un centre de santé digne de son nom à Thiénaba mais permettre yokk
les postes mais mu nekk des postes avancés et des équipements modernes parce que postes yi mën nañu am échographie postes yi mën nañu am yeneen matériel yoo xam ne nii mënees na ko jël balaa agsi ci centre bi donc loolu dinañu permettre ñu désengorger dañu permettre ñu décentraliser santé bi ba ku ne fa nga nekk am looy fajoo avant ngay dem ci poste bi wala centre bi donc chemin boobu la ñu xalaat ci santé bi. waaw loolu leer na waaye si jaar rek laaj bi ñuy toppaat mooy ginnaaw bu fekkente ni seen bébét moom mooy daal di taxawal centre de santé waaye gën a doole ñi nga xam ne ñoom ñoo di poste yi dañu gis ni ci Sénégal moom feebar faju dafa nekk loo xamante ne lu jafe la waaye gis nañ tamit ni li nga xam ne moom moo di mutuelle de santé yi wax dëgg yàlla dina bokk ci li nga xam ne dafay oyofal paj bi bu baax a baax xam njëriñ bi sax moo tax wax nga ni bi nga xamante ne ñu ngi publicité la am na loo xam ne mënul mu bari yëpp woon nga ko daal di koy rek jàppale leen ko mutuelle de santé aussi tamit ana lan ngeen ci programme waat ngir nag bu ngeen doolee les postes yi ba noppi askan wi bu ñu tawatee nag paj bi mën a oyof ci ñoom. mais merci question boobu gis nga damay dégg ñi yore maire yi ak yooyu naa damay def social gis nga social du ay wax mandarga la xam nga jox nit ñaari junni wala nit di ngénte nga jox ko ñetti junni wala nga dimbali ko ci saako ceeb c'est bien mais ku am taxawaay dëgg booy def social da ngay xool la ñëpp bokk te muy nekk luy njariñ fa ngay dem defi social gis nga yii ñuy may yu ndaw yii di ko may ay groupe de nit di def yooyu tey jii commune bi waroon na même bu dee benn mutuelle wala mu diviser commune bi ay zone créer ay mutuelle mais fexe nu mu jëlee ci budget socialu mairie bi wala mu wut ay partenaires yu koy permettre mu renforcer mutuelle yooyu su boobaa nit ki su mënta adhérer aussi mairie bi ciblé ñu mu mën a adhérer notamment les élèves notamment les familles yi nga xam ne dañu néew doole et puis gis nga loo gis rek dans une mairie commune sa premier partenaire mooy sa population il faut communiquer te soo amee lu mel ne rajo bu mel ne seen rajo bii war nga mën a woo nit ñi dans un élan solidaire ñu ne santé bii kat problème la naka lañ ci mën a taxawee mais da ngay gis ay mécènes ñoo xam ne ñu ngi dëkk ci commune bi soit c'est des opérateurs wala c'est des hauts fonctionnaires mais su boobaa bañu ñu jël seen xaalis def ci ñu renforcer mutuelle bi commune bi def ci lu man wuti ay partenaires ñu def ci luñ man su mutuelle yi amee doole te yaatu rek faj mi dina yomb parce que ku soxla garab am ko loolu lu ma bind ci sama programme intégré la sur le volet santé centre secondaire poste de santé case de santé renforcée mais loolu lépp ay mutuelles di leen coordonner pour permettre mais des mutuelles yu am doole pas laisser à la population nit ñi adhérer non il faut mettre les moyens ba ñu yor mutuelles yi man di ko delloo ci population parce que da ngay jëlee rek ci alalu population bi delloowaat ci population bi jafewul. kon loolu mooy li nga xam ne ci programme incha allah kon leer na jëm ci wàllu santé mooy centre de santé bi nga xam ne yéen a ngi koy mbébét waaye gën a dooleel seen poste de santé yi case yi aussi tamit waaye tam li nga xam ne moom moo di mutuelle yi ngir na mën a yombal li nga xam ne moom moo di faj mi loolee bokk na ci seen programme jëm ci wàllu santé bu ñu jógee ci santé dañuy daal di xuus jëm ci li nga xam ne moo di éducation njàng mi. waaw xam nga njàng moom dafa nekk loo xam ne nii defe naa ni Sénégal yeewu na ci te yeewu na ci bu yàgg d'ailleurs da ngay dégg ñu ne 40% de notre budget est consacré à l'éducation te on a l'habitude aussi d'entendre ñuy déglu di dégg ne ku bëgg a defar am réew da ngay yar say ndaw ku bëgg a yar say ndaw da nga leen di jàngal foofu nag di nga ma permettre parce que fii nu dëkk dafa spécial dafa am njàngum daara am njàngum école te Thiénaba di dëkku diine bari ay daara lool li ko wërit di ay dëkk yu bari ay daara lool man gisuma dëkk booy dem te fekkoo fa daara ñuy jàngale donc te ñun ñuy ay jullit donc éducation
ci daara yi lu nu war a dooleel la lu nu war a jëmmal la mais bàyyi sëriñ daara yi mu mel ni dañoo bokkul ci ñi ñu war a dimbali te ñoom ñuy fondement bi ndax ku judd ku ne balaa sa dooma jàngi day danga koy jàngaloo ji alxuraan mais école ba da ngay yóbbu inscription mais école ba lu ñu la laaj nga yóbbu ko mais lu tax ñuy bàyyi daara yi nga xam ne mooy base bi mooy lépp donc man dama jël programme spécial pour daara yi muy fexe ba wut benn fonds parce que wax naa ko dama koy wax nee naa leen su ma yàlla tegee tamit li may jëkk a def mooy les états généraux de Thiénaba mais daara yi fédéré leen ci benn parce que loolu commune aussi mën na ko dajale leen même bu fekkee da nga leen di fédéré ci benn association daara yi waxtaan ak ñoom càmbar seeni problème xool nuñ koy solutionné ba daara yi nekk ay daara yu mucc ayib parce que am na réew yoo xam ne boo demee école française wala école tubaab amu fa mais ay école publique yi ay daara la ak yooyu mais ñun ñuy ay jullit lan mooy tey ñu jëmal daara yi jox leen ay moyens moderniser leen selon nos moyens et selon nos réalités dëkku diine lañ nekk au-delà jox leen ay moyens bañ xale yi toogati ci suuf gone gi jàng daara ni kiy jàng école toogee ci banc la war a toogee ci banc donc même bu moyen commune bi bariwul it commune am na moyen amul moyen mooy dañ lay jox budget ak say fonds propres mais nag kuy maire war nga préparer ba mën a wuti ay partenaires te partenaires yi dans la coopération décentralisée defe naa ni ku jóg dugg ci réew yi jullit yi war nga faa mën a jëlee ay programmes yoo mën a suqalee daara yi en ce moment là maa ngi koy wax ne man bëggatuma gis ci sama commune ñuy considérer ki jàng daara rek su paree jàkka jëla jëm déedéet man dama indi concept les daara métier parce que bu njëkk soo nekkee ci daara di jàng su jàng jotee nga jàng waaye am na heure boo xam ne da ngay dem ca toolu sëriñ ba di ko bayal ndax la ngeen di béy ngeen di dundee kon war nañu def concept moderne daara métier mooy xool ay daara def fa ay atelier yoo xam ne xale bi dafay jàng alxuraan mais am heure boo xam ne day dem jàngi métier ne serait-ce que sax yaramam ak éducation dafa am lu muy fortifier ci moom en ce moment là su fekkee xale bi métier rek daara alxuraan la ay waajuram bëgg wala ca la ko yàlla jubal mu jàng ko waaye su mokkalee alxuraan nga am nit ku baax ku ñu yar jàngal ko alxuraan mais mu mokkal métier bu ëllëgee du taxawàllu ñuy tuutal alxuraan muy ku jàng alxuraan waaye ku jàng métier mu mën a ñaqe di ca liggéey bay dundee aw ñaqam nekk as gor su set wicc loolu lu ñu xalaat ci daara yi la daara métier loolu sama concept la gars yi nag ñu ngi koy déglu bu ñu ko fi wax de maa ko fi génne daara métier voilà na leer parce que gis naa ni xaadim kenn xamu ko xaadim fu mu jógee léegi maay tem bi maay temu gaañi quoi man rek la ñuy waxee maay tem bi mais boobu moom nañ ma ko bàyyeel waaw nañ ma ko bàyyeel waaw boobu sama bësal nañ ma ko bàyyeel mais njàng mi man il a fallu ma wër pour xam ne ay abri provisoire am na ci commune bu day ne Thiénaba c'est regrettable ay école noonu ndànd fay-fay yi ñu bàyyi kenn miiréewu ko loolu alors que nga gis bis bu ne ñuy jël ay xaalis di ko dugal foo xam ne nii mais éducation loolu dafa war a weesu fi mu nekk ak créer école def fa ñetti classe dugg ci biir classe yi fekk fa ay centaines mais kiy jàngale nu muy def dafay am problème ce qui fait que la qualité de l'éducation laisse à désirer parce que jël téeméeri élèves taxaw kan moo fay jàng te suñu ñëwee ci kër yi parents yi ñu ngi ci yeneen coono ba suivi bi war a am du fa am dafay sooxee da ngay gis interroger xale yi c'est très difficile parce que zone rurale la ñu ne doo gis sax ku def ay renforcement de capacité da nga koy wut sax ci say doom mais dafay jafe. léegi noo bëgg a saafara jafe-jafe yooyu. mais saafara abri provisoire yooyu abri provisoire zéro moom kooku moom maa ko jël engagement bi abri provisoire zéro. bu ma jëlee mairie abri provisoire zéro
mais aussi l'éducation gis nga li ma la wax rek gis nga quand l'État en 2013 a indi acte 3 de la décentralisation dafa am lu bari lu mu libéré mairie yi damay ñëwaat ci coopération décentralisée bi rek ñëw ci coopération boo xam ne nii ci wàllu njàng mais un maire war na promouvoir sa cité war na ko yóbbu ñu xam ko fu ne loolu mën na permettre ba école yi am jumelage ak yeneen école ci àdduna bi à travers le monde ñu ñuy aider waaw loolu ci suñuy pexe la mais aussi dugg nag ci organisation yi état bi taxawal dem jëli ci la ciy suñu wàll parce que ñëpp a ngi koy am ci yeneen dëkk yi dañ ci am wàll dañ ko war a jëli maire c'est le relais entre les politiques publiques et sa population maire dafa wër a wëri fu ne fu njariñ nekk indil ko population kon éducation daf ci am une part importante waaw. am na solo daal métier seen yëpp la. ñu rek gunge daara yi waaye tam njàng mi wax nga ni dina toog incha allah abri provisoire moom zéro la ñuy tudd rek di dégg salle de classe yi tam nga xam ni élèves bi dañuy tëncaloo ci benn salle loolu tamit bokk na ci li nga xam ne moom moo di seen yitte bu ñu jógee ci li nga xam ne moom moo di wàllu moom njàng mi wérgu yaram laal na li nga xam ne moom mooy wàllu njàng mi dañu daal di ñëw nag ci li nga xamante ne nii moom mooy jigéen ñi ana lañu la programme jàng yi foofu bi ñëpp la jëmale ko si jigéen ñi. Ah, nos braves femmes, les femmes de la commune. Jigéen Sénégal ku ne gis na li ñuy daj góor ñi ne bu ñu joxee dépense rek base defe naa bu ñu joxee ceeb ak diwlin rek yaakaar nañ ne lépp mat na jigéen ñiy daw jigéen ñiy wuti te jigéenu Sénégal en général dañu nekk jigéen ñoo xam ne réew yu bari buñ ko amoon wax fa dëgg yàlla ci la ñuy gën a renforcer woo pour développer surtout gox ak gox-goxaan yi parce que góor ñi dañuy dem jigéen ñee fi des jigéen ñooñu fi des nag dañ leen a waroon a organiser ba fi nu ne ñu fay toog xoolal boo jógee fii di dem Ndakaaru daanaka suñ jigéen ñi commune ngay gis fu ne ñu fay jaay ndaamaraas ak di lal di jaay imaginez lu mel ne fas jom gii jigéen ñu fi dajee di ay jàmbaar mais fas jom yi waroon na fee bari wala ñu ubbi ko wutal leen ay marché li ñuy def di ko transformer ñu di ko liggéey mais au-delà de fas jom ñu former jigéen ñi renforcer seeni capacité former leen ci ay outils de transformation soxna Ndeye la li ñuy béy fii ci xur wi dañ koy jaayi ci àll ba mais fañ koy jaaye ji jigéen ña fa nekk te seeni maire yi seeni kilifa defal leen former leen wutal leen ay centre de transformation dañuy jël produit yi ñuy béy fii di ko transformer à travers dañuy gis ay butéelu macédoine ay butéelu piment ay kaani ay butéeli leneen mais fii lañ ko béyee mais transformé wuñ ko dañ koy béy fii yóbbu ko jaay ñoom ñu transformé ko wëlbati ko diñ ko jaay donc jigéen ñi te jigéen ñi boo leen di dimbali dafay yomb ndax da nga leen a fekk ñoom ñu organiser wu à travers des groupements de solidarité à travers ay groupements de promotion économique di lebante ci seen biir di def tam ànd ak jub ànd ak nawlente ci seen biir te kenn fekku leen ci donc ñooñu boo ñëwee sofu ci ñoom renforcer leen wuti ay financement gis nga à travers le monde à travers les organisations internationales mais il y a des fonds destinés au développement de la femme parce que jigéen adduna bi dañu xool ne mooy maillon faible bi mais pourtant ñooy porteuru njàmbaaru développement donc ñooñu dañ leen a war a dooleel former leen même au-delà de former pourquoi même dans le foncier jox leen ci seen place ak seen yelloo ak seen àq parce que ku leen ko jox ñu liggéey parce que ñi ngi liggéey te kenn joxu leen dara kon jigéen ñi c'est mes partenaires c'est mes relais pour amorcer un développement de la commune pour que nit ñi xam ne très sincèrement man jigéen ñi laa àndal pour développer leen incha allah. am na solo macha allah tàggat leen ba noppi rek financé leen gunge leen bu baax a baax bu ñu jógee ci jigéen ñi dañuy daal di dal directement ci li nga xam ne moom di wàllu xëyu ndaw ñi. Ndella dama fay ñëw temps yële
gis ñu naan waaw dañuy l'emploi des jeunes dajale mbooloo yi fii jëli nit ñi fu ne def ay kaar ne xale yi bindu leen mais malheureusement bi ñu paree man dama constaté que lañ bindu loon xale yi ca taabal ya lañ ko fàtte kon xam nga ne loolu moom du kayit yi ca taabal mairie dañ ko doon jaayi caaf donc xale bu ca yaakaaroon am xëy moom danaa mën ngaa wuti leneen ma ne l'emploi dafa nekk un problématique dafay jafe-jafe waxuma Sénégal sax état bi mais àdduna bi yëpp problème mu emploi la man duma wax emploi mais man employabilité lay wax foofu dafa may permettre ma def benn incursion au niveau ñun li ñu am ndee la dans nos 160 kilomètres carrés commune bi soo xoolee daanaka 110 yëpp zone agricole la ñuy bay ay tonnes ci biir commune bi ndel na ngeen si loolu ñuy bay te ko bay yaa nga jëmale Pout yaa nga jëmale Noto yaa nga jëmale Touba Toul yaa nga jëmale Thiaroye yi ki bay su amee ab saako bu àggee bu ko jaayee ñaari junni diggante paas diggante juuti diggante coxeur diggante la muy lekk diggante ay frais su moytuwul su ñibbisee ñaari junni yi juróom-ñetti téeméer ci kii te Thiénaba ak gox yi nekk fi ñu mën a développer un marché local d'intérêt communal boo xam ne nii lu nu béy indi ko un grand marché doté de chambres froides et de chambres de conservation mais jigale ko ak formation pour transformatrices yi ñu mën a transformer produits yi nga xam ne moom la ñuy béy su boobaa autour de ce marché liggéey bu bari moo fay créé wu c'est ça l'employabilité ci logistique bi dafay am liggéey ci communication bi dafay am liggéey mais ñeneen ñiy jóge def ay création yeneen pour liggéey loolu dafay résorber lu bari ci gap bi parce que c'est le rôle de la mairie mu nekk un incubateur pour wutal liggéey nit ñi sauf foo xam ne nii fu ci ne dañ fay jaar liggéey mais mairie bi xoolal soo demee ci urbanisme bi nëgg ni si Thiénaba image am waroon na feesu fii service technique commune sax amu ko fu ñu mën a jëlee ay gone ñuy liggéey di leen créer yeneen yu ñu mën a jàngee métier ak liggéey donc man autour de mon programme c'est la création de la richesse à partir de création koom-koom boobu dafay permettre ñu am xëy ndax soo créer marché d'intérêt local ñëpp di fa ñëw mais ñaata xëy connexe la ñu mën a créer ba nit ñi mën cee jàpp sofu ci di liggéey mais lu ñu jaay bàyyi mu dem ñiy liggéey kenn taxawu leen ñiy béy kenn taxawu leen ñiy jaay kenn organisé wu leen mais lu tax ñëpp ami marché ba mu des ñoom luuma ak marché même boo xam ne nii bu mag lay doon loolu dafay permettre ñëpp di ñëw Thiénaba mais ndee la Thiénaba restaurant sax amu fi xam nga lu tax benn activité économique amul ci biir dëkk bi parce que restaurant mi ngi am fu ay nit di jóge bu lekk jote mais ku ko fi ubbi perte parce que amul activité benn génératrice de revenu boo xam ne dina permettre nit ñi jóge fu ne di ñëw niveau bi dañ ko war a yëkkati dëkk bi dañ ko war a defar incha allah loolu ça va gestion des ordures dama koy boole xoolal boo demee partout loolu damay dugg tu me permettra ma dugg ci volet environnement man je veux créer Thiénaba ville verte mi ngi ci sama programme ñu réhabiliter zone yi nga xam ne nii dafa amoon ay garab te ñu seetaan ko kenn toppatoowul gàncax yi ak garab yi ci àll bi te ñu nekk une zone rurale dëkk yi nga xam ne nii sax ay ville lañu da ngay gis dañuy morcelé di toj ay barab pour def ko mu verte ñun yàlla dimbali ñu loolu ñu koy seetaan alam bi te mu am ay projet au niveau mondial je suis allé à Bruxelles seeti mon ami qui est ambassadeur ma koy tàggu di waxtaan l'ambassadeur du Sénégal à Bruxelles ñuy waxtaan maa ngi koy nuyu sax au passage Baye Matar ñuy waxtaan ci problème mu environnement fekk may dem di ko wax damay mun a ma mais na nga jël environnement def ko lu bari ci sa programme il y a des fonds mondiaux
même au niveau de Bruxelles au niveau à travers COP 21 yi ak programme yi ñuy def yëpp mais commune bu ne mën na ci am xaalis boo xam ne nii ay financement la mën na yokk liggéey mais defaraat suñu àll bi mais su boobaa ordure dafay dugg foofu parce que ordure aussi problème mu àdduna bi la partout dans le monde même dans les grandes capitales et les grandes villes ils ont des problèmes d'ordure mais ñoom seen problème d'ordure lu ci bari problème mu espace lañ gën a am que problème mu recyclage wala fondre ordure yi ñun nag dañu amub àll am nuñ ko mën a waajalee mais di seetaan dëkk bu ne booy dugg rek ordure yaa ngi jale loolu dëkk bu mel ne Thiénaba bi waroon na weesu loolu c'est-à-dire man dama xamul ñi yor dañu xamul li ñu yor lan la ak luy Thiénaba mais c'est compliqué te jafewul volonté la ak man-man mais lépp a ngi fi ma ne gis nga ñun ñëpp di laaj commune bi man dama gëm ne ñun ñëpp lu baax lañu bëgg ñun ñëpp bëgg a defar parce que ñun ñëpp waa commune bi lañu te ku ci ne gëm naa ne dafa am lu yënguti yow ba nga jóg ne damay defar mais danoo wuute ci man-man yi danoo wuute ci taxawaay yi commune du ku jóg rek ne dama ko yor parce que li ci ne dafa bari ak li nga war a liggéey gestion des ordures dafa war a am fu mu war a jaar dafa war a am mairie nit ku préparé nit ku ko waajal moo war a taxaw di ko laaj mais du ku ne koy jóg rek ne jox ma lii ñu nekk rek moom la ñuy continuer kon ordure dafa nekk un problème très sérieux boo xam ne nii ñu ndey am nañ ci nee naa la ci sama programme environnement ci laa ko dugal ci toppatoo àll bi ci jëmbati garab ci créer des espaces mais aussi fexe ba ordures yi et j'ai des partenaires ak ay nit yu ma contacter xam leen ñu daan ma contacter pour même di recycler soit les plastiques wala yeneen parce que ordure aussi du lépp da ngay gas suul parce que dafa am des trucs solides yoo xam ne kenn mënu ko gas suul wala mënoo ko sànni ndax dafay yàq mais il y a des entreprises à travers les plastiques yoo xam ne nii tey jii su ma yoroon mairie bi dinaa leen mën a indi lu bari ci ordures yi ñu di ko jël di ko yóbbu à l'étranger di ko recycler ma profité ci créer emploi mais naatal gox bi ba ñu fi nekk xam ne ordure bi ngay sànni sax c'est une richesse loolu ñu xamul gis nga li ngay jël ci sa kër di ko sànni richesse la il faut ñu organiser ko ay nit ñëw di ko jënd si te société yooyu mën naa la ciy limal mën naa la ciy génneel ci sama kii nga gis ñoo xam ne nii dama wax ak ñoom ci loolu te su boobaa dinaa leen mën a contacter indi leen ñu xool liñ fi am ci mbalit nuñ koy jëlee di ko yóbbu du ñu gaañ mais daf ñuy indil koom indi liggéey indi naataange. naam gis nañ ne am nañu pour waaye seetlu kaaraange gi dese di nekk mais xam na dara loo xam ne nësër ngeen bu ci. am nañu. kaaraange gi. kaaraange la sécurité ah oui 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 et là j'en profite aussi di remercier le commandant de brigade bi nekk fii franchement man bi mu fi ñëwee ba léegi ma xam ko il est très dynamique te foo ko wooyee jot ko te rarement ngay dem bureau aussi doo ko fa fekk parce que je crois que sécurité d'abord boo ñëwee di jëf sécurité nit du sax du rek répression mais tette nit ñi waxtaan ak ñoom ñemeloo leen seen bopp ba ñu rus la mais aussi nag teewul mu am fermeté ak man liggéeyam vraiment loolu moom maa ngi koy féliciter di ko remercier ndax loolu laa gis ci moom mais soxna si sécurité bi des na bërki démb rek damaa campagne ba ñëw dugg sama kër xam naa gars yi dañ ne ñii ñoom sonn nañu gars ñi dugg ramasse lu ñu fa amoon ci xar yóbbu ah ba léegi de dogalub yàlla lañ ko teg rek noonu la ñu ramassé xar bu nekkoon ci kër gi yóbbu parce que xam nañ ñu agsi nañ sonn nañu ñoom ndeke ñi ngi jaar xam naa sama gars yi sant ah du ma jaar ci sant bi waaye xam naa daal ma demee sama gars yi sant sek daal ñoo koy afro fii ci anglais yi waaw léegi te loolu war na jeex dama wax keroog ci benn dëkk ñu posé ma ko ma ne leen man xalaat naa ci je crois qu'il faut former des brigades de sécurité
nocturne au niveau des villages. Il faut encourager les jeunes ñu def ay brigades de veille mais aussi créer benn brigade buy wër mais commune boo ko yoree da ngay innover mais da ngay xool li njariñu population bi nga di ko def loolu mooy avec les ASP mais avec les jeunes yu dynamiques yi fi nekk mais nga xool avec le conseil municipal parce que problème la bu jaaxal ñëpp metti ñëpp nga xool nu ngeen di créer ay brigades de surveillance nocturne même bu ngeen di wut oto yoo xam ne nii doté de des phares laser yoo xam ne nii dinañ tiital nit ñi mais dinañu wër def ay axe ci guddi gi parce que le maire nag mooy sécuriser commune am su ko neexee mu dafa arrêté ne telle heure bu kenn circuler ci sama commune wala kuy circuler na nga mel nii su boobaa ñooñu képp ku ñu gis à partir de telle heure te wóoluwuñ la ñu interpelle la xool foo jëm la gendarmerie est là bu boobaa dina leen aider mais tey jii ku ñu sàcc sa alal bala ngaa dem di intervenir 20 000 lañ lay laaj soo demee ab PV lañ lay jox soo dikkee ñoo la demal tribunal mais loolu aussi fajul dara donc war na noo innover xool li adapté ak suñuy réalité mais nu fexe daal ba xëy na sàcc moom jafe naa dindi mais ñu sécuriser population yi ba bu guddee bu ñu tëddee mën a nelaw kon loolu. mais way joxaat nit ñi wanaat nit ñi gis nga maire yi boo ko yoree loolu laa la wax da ngay créer une gouvernance inclusive da ngay fexe ba ñëpp gis seen bopp waaw su boobaa population bi ñooy wutal seen bopp seen sécurité parce que xëy na doo am moyens yi nga bëgg yëpp pour def loolu te li nga war a def bari na mais dugalal ñëpp waxtaanal ak ñëpp àndal ak ñëpp ku ne indi xelam ak moyen parce que c'est la communauté c'est nous dans nous ku ne war na cee jàpp ñu àndandoo ci ak ubbeeku ak xel yu rafet boole compétence yi àndandoo faj suñuy soxla indi jàmm comme jàmmi gox yi ci réew mi. indi jàmm comme jàmmi gox bi ci réew mi dafa mel ni li des ci waxtu bi taxatu koo bari noonu dañu daal di laal wàllu suuf boobu nga sax moo nekk suñu avant dernière question lan mooy li nga xam ne jàmmi gox bi tamit mëbët nañu ko ci gestion suuf si. alors là laal nga nag lii problème mu Sénégal kon problème mu Sénégal kon naturellement suñu problème xam nga suuf mais souvent nag ñoo koy def ñi ñuy jox suuf si parce que lu compliqué la affaire suuf gis nga man gëm naa ne léeg-léeg sax ñuy jiñ maire yi loo xam ne nii defuñu ko population bi ñoo leen ciy poussé parce que domaine national kan moo ko war a jaay kan moo war a jaay domaine national man loolu laa bëgg su ma déggee terme boobu ñu ciy xëccoo daf may poser problème mais suuf si kan moo ko moom ba di ko jaay te liñ naan dañ koy jaay doo gis fenn fu ñu bind acte de vente kon njublan gi dafay xaw a jaxasoo acte de cession rek ngay gis la ñuy bind mais acte de cession lu ci xaalis di wuti yow domaine national nga yor yow yaa xam bu fekkee da nga ko yoroon ci say maam mooy propriété traditionnelle bi wala da nga ñëw ci mairie bi ñu defal la une délibération affecté la suuf si mais boo ko soxlaatul delloo ko mais looy seede te seede bu am xaalis man mosoo acte de cession buy amul xaalis ñëpp di ko constater loolu lu ñu war a xoolaat la gis nga suuf c'est notre or mooy suñu jamaa nit ñi nañ ci def ndànk maam ya goroon ak bàyyi buñ jaayoon ñiy jaay tey duñ fi fekk suuf te dañu am obligation dencal suuf yi les générations futures ay waay am na luy ñëw nañ ko waajal le Sénégal am pétrole am gaz am zircon am or am ay xéewal ñëpp war a jub si Sénégal ñu jàpp suñu suuf si di ko brader mais à quel fin ak ban droit moo tax ñu di ko brader nañu bàyyi suuf si ñuy jaay nañu bàyyeet kilifa yi ni ñuy organiser ak encadrer njaay yooyu parce que nag il faut le dire même suñ nee jaayuñu ñoom parce que man nag ci lii may def du ma ci accuser nit du ma ci xas nit lu ma gisul wala lu ma fekkewul du ma ci waxit lu ñaaw mais nag maire yi am nañ seen loxo ci suuf yi luñ kenn parce que kenn mënu fi def lu ñu yëgul parce que ñooy signé ñooy autorisé
mu am non ba mu am transparence mooy d'abord sécuriser suuf yi sécuriser ko ba seedee ki jaay yi ñuy def dootul yomb nuñ ko bëggee ba nit ñi duñ jóge ci àll bi jëlee di jox suuf yi xam nga lu ma gëm ci suuf man bi ñu commencé le plan REVA daf ma fekk à l'ambassade d'Espagne au Sénégal parce que fa la tàmbalee ma bokk ci ñi doon saytu faisabilité bi ak yeneen bokk ci ay commission de travail avec la coopération espagnole je fais partie des premiers Sénégalais yu indi fii ay groupe waa Ngomeen ñi ngi may dégg bi nekk Pout waa Jëlax waa Kirène j'ai exporté 92 conteneurs de melon et de pastèque lu tax indiwuma ko def ko fii nag boobu état bi moo doon choisir ay zone communautaire pour def ko fa mais boobu bu ñu dikkee du ñu jël suuf si jaay ko xam nga man lan laa gëm ak lan mooy sama programme damay wuti partenaire indi ko mu yor ab xaalisam ma organiser borom suuf yi en GIE ñu ànd liggéey suñu paree production kee moo indi financement bi moo indi intrant yi moo indi système d'arrosage bi moo indi les motorisés moo indi wuti marché ba nekk Europe parce que marché Europe du ku ne nu ne la fay duggee ah loolu mu indi muy un financement suñu liggéeyee ba pare mu génne xaalisam li ci des ku ne jël ci lii ak xam liggéey am nawlonte am su ëllëgee su demee ak xaalisam moom investisseur bi man samay producteur ak samay béykat dese seen suuf dese seen installation yor seen xam-xam mën a demal seen bopp man loolu laa xalaat ci suuf mais du ma wut nit di ko luye suuf du ma wut nit di ko daggal suuf muy jëlaat sama population di leen utiliser di leen fay 2500 francs par jour loolu kan moo ko ñemee liggéey loolu nit juróomi téeméer suba ba ngoon te xaalis bi bala nga cee jot da ngay daw bu bëgg a dee fa ngay liggéeyee yaa ngay noyyi engrais yaa ngay noyyi pesticide yaa ngay noyyi lépp muy indi jàngoro te ki nga jox suuf si responsabilité sociétale bi ko war du ko def tabaxul yoon parce que bu nit amee tool su jëlee rang-rang ba ca tool ba dëkk bu mu romb war na faa def brèche pour ñooñu bénéficier wu ndax suuf si ñoo ko moomoon su yóbboo courant dëkk bu mu romb war naa def courant ca dëkk ya su fekkee ne dafa poste de santé dafa sori mu def fa case de santé wala mu participer ci poste de santé yi école yi mu dugal ci loxoom loolu mooy la responsabilité sociétale loolu maire moo war a taxaw exiger ko bépp partenaire boo xam ne da nga ñëw pour financer ci ab dëkk il faut ñu am fulla la ñuy def ci seen dëkk ya bu ñu accepter ñuy def lu gën a suufee loolu parce que adduna bi c'est globalisé mais soo xamul la nga war a laaj soo xamul nooy négocier soo xamul la la war dañuy ñëw nax la bayone sa population foye sa askan dem bàyyi leen fi ñu ñàkk seen suuf te duñ ci am njariñ su ëllëgee ku fi ñëw am problème suñuy génération bu ëllëgee ñii di ñëw suñu doom yi dañuy fekk suuf si nekk ci yeneen loxo ñu toog nekk ay surga mais est-ce qu'on mérite cela il faut que loolu arrêté nañu sérieux ci li ñuy def nañu bàyyi suuf si nañu bàyyi suuf si nañu jox suuf si ñi ko moom encadré leen téyel leen ko te bàyyi li ñuy pasaree fépp morcelé nañ ko fépp dagg nañ ko ay kër te kër goo gis ab poto lañ fa samp wala xeer wu weex di xaar njëg ñeneen ñi fan lañuy dëkk bu ëllëgee li ma gis ñu man dëkk ba ma dëkk Touba Gueye 2004 lañ ko daggoon ba léegi am na ci yoo xam ne nii kenn dëkk fa lu tax dagg ko te borom tool yi joxuñu leen sax seen àq pourquoi ñëw dagg toolu jàmbur lam ca moom joxoo ko ña ngi ko jox ñu jëndante ko ci seen biir def lañ cay def bàyyi ay poto rek ngay gis kenn du teg fi mu ne nii boo demee àll bi boo demee Kayra àll gi fépp dafa weex tàll ki poto nga dem Kër Malamine gi àll bi fépp ay piquet lañ fa samp ñaata ak piquet yaa nga fa kon ñu ko doon jël xanaa bëgguñu kër luñ fay xaar ba dëkkuñu fa lu tax mairie bi mënul def ay sommation ku tabaxul mu nungu ko yow am nga kër am nga foo dëkk yorub terrain teg ko di xaar njëkk mais pourquoi fan la ndaw yi jëm ëllëg fan la génération yi jëm ëllëg population la Thiénaba ubbi leen seen bopp ubbi seen xel xool ku ngeen di jox commune bii xool ñu ngeen di jox ba lii ñu nekkee ñu bako nañu def égalité nañu joxaat àq doomu aadama yi di leen toppatoo di leen jariñ
te bàyyi jariñoo gi. nañu jëriñoo askan wi te bàyyi nag di leen jëriñoo ci samay kaddu yi suñu xaar yi bii la borom jàmmi gox bi dafa mel ne nag li ñu cëraloon ci wàllu waxtu daanaka rek mu ngi bëgg a dab seen liggéey waaye dañu gis ne tam bu ñu tolloo si jamono yi daanaka rek tension yi dafay xaw di yéeg léeg-léeg ci seen léeg-léeg ñu am ay jàppante nga xam ne daanaka rek jaru ko léeg-léeg te nañu am ay wéccante kaddu yoo xamante ne nii ci biir làngu politique bi daanaka rek bu ko jaar wax ni may faral di wax ni bu ñu jógee ci politique bi après ñun ñooy àndaat ñooy dajawaat ci ngénte yi ñooy dajawaat aussi tam ci li nga xam ne moom moo di programme bi bu nekkoon kàddu la yoo xam ne yaa ngi koy yëkkati ñu ne message boo xam ne la nga ca nam mooy daal ñëpp daal di jàmmoo ngir ñu xam ne Thiénaba ñoo ko bokk lan lay doon. ma ne Ndeye la permettre ma rek ma am lu ma bëggoon a àggale léegi tontu la ci loolu. du yàgg. non du yàgg gis nga suñu maire bii ak suñu dëkk bii Thiénaba dañ ko war a sagal dañ ko war a rafetal dañ ko war a taaral Thiénaba dafa jóge ci commune dafa war a nekk une ville avec les équipements ak toppatoo bi war ci ville bi may wax léegi ci éducation maa ngi théoriser toujours li may wax l'école de Thiénaba l'œuvre de Mame Amary Ngoné Ndak dafa immense dafa yaatu dafa rëy te tey jii lu dul gàmmo gi ak ñi dëkk Thiénaba nga xam ne dañuy rey seen bopp di jàngal nit ñi di def ay daara à travers le marketing territorial tey jii l'école de Thiénaba dafa waroon a nekk une réalité tey jii bibliothèque bu rëy bu Mame Amary Ngoné Ndak waroon na am ku soxla vestige yi Samba Sadio man fay dugg ku soxla xam-xam man fay dugg ay nit ñëw di fi def ay publication ay boroomu xam-xam ñëw di fi gëstu loolu dafa am loo xam ne nii daf ko yokk fexe ba Thiénaba la cité bénie mën a ànd ak yeneen cité ci àdduna bi ñu am ay xaritoo am ay jumelage am ay coopération à travers la coopération décentralisée ba peuple yu bari di fi ñëw di fi fekkee ñuy taaral dëkk bi Thiénaba muy Thiénaba Seck muy Thiénaba Gare muy yeneen dëkk yi doo romb sax ba gis espace vert doo romb ba gis ay aires yu ñu aménagé pour les enfants doo romb ba gis loo xam ne nii da nga koy nawee dëkk bi ñu defar ko mais nag ku musta fekke fu nu développé mënoo développé ku musta fekke fu nuy defaree lu rafet mënoo rafetal te danoo war a rafetal suñu dëkk bi ba ko romb bëgg fee tikkaat ba ko ñëw bëgg fee ñëwaat ba fu ñu toll ci àddina xam nga Thiénaba oh dëkk bu set dëkk bu lislaame dëkk bu bari diine mais dëkk bu taaru nañu jóge ci niveau bii ñu ne nañu changé yëkkati niveau ba li dëkk yëpp yi am ci àdduna bi ñu am ko ndax mérito nañ ko ni ko ñëpp mérito nañu defar suñu dëkk bi nanu àndandoo def un gouvernance locale man loolu laa gëm inclusive boole doomi gox bi yëpp ak seeni xam-xam di waxtaan di jëlandoo di yëkkati ba defar gox boo xam ne nii ku fi ñëw fekk fi développement ku fi ñëw fekk fi éducation ku fi ñëw fekk fi lu rafet incha allah léegi nag nga ñëw ci sa tontu bi parce que xam nga lu tax may wax lii lépp man dama wër àdduna bi gis lu rafet gis lu baax am carnet d'adresse bi am relation bi bëgg a jël loolu lépp indi ci sama gox man fu ma romb lu rafet rek sama gox laa ko yéen ndax fi laa dëkk loolu moo ma tax a def sama engagement bi nekkuma ci benn parti contre ma kenn nekkuma ci ay combine politique damay romb dégg man miñ daan wax ne xaw ma kenn ñi naan waaw dama koy dégg day jaay suuf man fu may jëlee suuf ñii ngi naan lay cëpp la man ma dëkk fii fu may lay cëpp waaw mais je sais que la peur a changé de camp ñii naan am na sax ñu dem ba naan man kat ab président de la république moo ma gem bu jox ma 30 millions mais la ma ci gën a jaaxal répartition ba mu ko def nee na 10 millions yi laay campagne yeneen 10 millions 20 yi dama ko denc sama posor ko gundaan daal mais waaw mais sama nijaay moom xëy na daa ñëw ci kër ga ñu wax ko loolu comme sama nijaay la moom te sama xarit la nag franchement sama nijaay la mais man dama combinul man duma candidat kenn na ko ñëppay dégg man candidat Thiénaba laa ñiy wër di wax naa candidat diw la candidat lu tax may nekk candidat diw man ku nekk fii ñii nekk kenn dafa ma cee mën a jiite kenn dama ci ëpp capacité ba may topp sa ginnaaw nga nekk sama candidat ma ëpp leen ambition ëpp leen di relation internationale je défie quiconque ñu fi ne dem fu ñu demul man dama préparé pour être maire soxna Ndella je parle juróomi langue laay wax
fu ma wuti coopération kenn du ma interpréter man damaa wër àddina bi liggéey ci ay projet de développement liggéey ci ay projet de financement ba xam ne loolu war naa ko mën a indil sama gox lu may boote ci nit ak combine ak nit su ma doon combine kay du ma combine ak ñii damay dem ci seen patron yi ma combine ak ñoom foofa parce que joti naa fa mën naa faa dugg xam naa fa lu ma combine lu may combine kuy combine kay da ngay topp ci ginnaaw nit su paree nga jël mais looy combine du ma candidat kenn man du ma conseiller bay jaay suuf jaayu ma suufu kenn man ku liggéey lu ëpp ñaar fukki at nga di ko liggéey nekk dans l'international nekk ci ay société yor ay société mais boo mënta am loo campagne ba di ko wuti waaw mais dama bëgg a wax non c'est-à-dire non man amul problème mais dama leen bëgg a wax la peur a changé de camp dañ daan wax kenn xamu la léegi yaay tamu campagne yu ñëpp nañu wax programme te bàyyi yu ñuy wax nañ fonk nit ñi programme la ñuy xaar ak lu suqali gox yi kon peuple de Thiénaba xool leen ki ngeen di jox seeni carte peuple de Thiénaba xool leen ñi nga xam ne nii ñoo mën a gën ni fii ñu ne pour indi naataange ak lu baax candidat yi nag ñett la dama koy wax fu ma toll kenn ki benn ci candidat yi wala ñenn ci candidat yi ñenn danoo yoroon ba gars yi nangu seen loxo ñu ñëwaat di laaj peuple de Thiénaba bala ngeen a joxe xool leen la taxam ngeen nangu jeex na ci kooku ba ngeen koy joxaat kenn kii juróom-ñaari at yu ne mi ngi ko yor moom de bilaam moo ko war a fal wax fa dëgg yàlla xam naa nag ñoom ñëpp bëgg nañu waaye bëgg ak man dañoo xaw a jige te ànduñu waaw man ngaa bëgg lool bëgg lu baax bëgg kii waaye man bi daal dafa am lu bari lu sooxe ndax commune ku yaakaar ne da ngay toog fii ci bureau bi lépp di la fi fekk ci commune boo xam ne budget bariwul te mënoo wuti coopération internationale soo demee article 15 ba article 19 ci code général des collectivités territoriales ci la ñu autorisé traité ci la coopération et la solidarité maire bu mënta jóg dem bitim réew yaa xam fooy dem wuti indi ci sa population sag man des na maire bu mënta jóg dem à travers PACASEN a ngi fi état teg ko rural PRACASEN a ngi fi PUMA ngi fi Promoville a ngi fi yeneen yëpp a ngi fi kon maire dafa war a nekk ku sawar ku xam ku mën a développer ci ay projet indi ko jox population troisième bi nag mooy ñu mel ne man groupe ratatati yor programme rek di wër di wax mën naa lii waaw mën naa lii non dañoo am suñu groupe nag ñun dañoo am